Il est 21h. asalaamaaleykum mbokku déglukat yi ñu doore ko ak wérgu yaramu kii di Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci xurum xax mouvement nitu dëgg nekk ci kaso yi jamono bi nee nañu kat wérgu yaramam mi ngi gën di nasax dañu ko sax daal di yóbbu ci pavillon spécial ngir faj ko fa FRAPP dégage ak force démocratique du Sénégal nee na ñëpp booloo ngir ñu génne ko ci kaso bi nu mu gën a gaawee ñu wax itam ci wàllu saax-saaxe suuf si ba tey ca boori Louga commune bu Léona foofu le kat bari na lool lu ñuy tuddee ay investisseurs ak hommes d'affaires yoo xamante ne ñu ngi dugg ca dëkk ba mouvement Léona Debout ne kat ñu ngi bàyyiloo xel ñii di autorité yi li nga xamante ne moom mooy seen moomeel ñoom te itam suñu deful ndànk fii ki at dootuñu am benn suuf bu ñu mën a bayee ci wàllu mbënd mi askan wa nekkee ca Sam Gawane ak Daaxu Salaam ñoom am nañu tiitaange nee nañu kat canalisation bi baaxul te itam suñu moytuwul xeeti feebar yu bari dina jóge ci nawet bi ak ndoxu taay yi ñu dellusiwaat itam ci di gënoon fes ci ay bés bi Alassane Wade nekk ci machine bi. Sud FM. Ndeye Khady Diop. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi waa force démocratique du Sénégal FDS ak FRAPP France dégage nee nañu bàyyi Abdou Karim Gueye ci nu mu gën a gaawee ñu gën ko xam ci Karim xurum xax te mu bokk ci mouvement nitu dëgg wérgu yaramam nag ci kaso bi fi mu ne nii jaaxal na lool ay ñoñam nee nañu sax bakkanam mu ngi ci xott ndax dañu ko mujj yóbbu fi mu ne nii ci pavillon spécial ngir yaramu jagadi FDS ak FRAPP nag nee nañu ñi ngi teg ci ndoddul président Macky Sall ak nguuram lépp li nga xamante ne dina dal kii di Abdou Karim Gueye FDS ak FRAPP kon ñi ngi woote daje waaye itam lëkkaloo mobilisation ngir ñu mën a bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Abdou Karim Gueye mu dellu ci njabootam loolu di benn communiqué bu ñu daal di génne ni mu xewee ci Ndakaaru noonu la xewee ci biir réew mi ci pegg gi féeteeg géej gi ca commune bu Léona département bu Louga askan wakat nee nañu gis nañ ne investisseurs yi ak ay hommes d'affaires maanaam borom alal yi ñu nga fay dugg di sëqatoo suuf sa mouvement Léona Debout nag di ci bàyyiloo xel askan wi ndax nee na fii léegi jamono suñu moytuwul dootuñu amatu benn mètre carré boo xamante ne dinañ ca mën a bay wala ñu dëkk ca ñi jiite mouvement boobule ñi ngi interpellé autorités yi ci li nga xamante ne moom mooy suuf sañuy sax-saxee ca dëkk ba dañ ci ànd ak Lamine Gueye Samane. suuf yi nekk si commune bu Léona nekk si département bu Louga rawatina yi nga xam ne ñoo jàkkaar lool peqal géej gi ñu bare song nañ ko boo demee si Taare Gabar Yëgul Mbooyo Potou ak yeneen béréb foo ci dem rek yaa ngi gis ñu ngi fay tabax kuréel gi ñuy tuddee mouvement Léona Debout si baatal président am di Cheikh Diop nekk itam conseil municipal si commune bi di dànkaafu kilifa yi. gis fi loo xamante ni jëmul kër ñu ci attirer attention autorité ndakaaru coow la bari na fi littoral bi da wokk ndakaaru moo topp taatu géej gi jëm ba Ndar ba tàbbi fii ci sunu commune bi ñu gis fi ñu fiy séddale suuf séddaleen bu kéemaane bu jaarul ci yoon ñu gis ay nit di occuper ak di tabax littoral domaine forestier bi domaine maritime bi bay sax Langue de Barbarie nga xam ne parc national fur wi sax bu fa ñoree waroo ko ñeme laal ay nit di fi ñëw ñu leen koy tracel ñu fiy def ay construction suñu rôle la ñun en tant que citoyen ñu attirer l'attention des autorités. li ni mel na bu ko kenn dakkalul ëllëg doomu commune bu Léona boo sàgganee duñu am fenn fi nga xam ne rek daañ fa mën a bay wala ñu dëkkee ko fa kuréel gi ñuy wooyee mouvement Léona Debout di ko naqarlu lool ki leen doon jotal xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye Samane askan wa dëkkee ca Sam Gawane ak Daaxu Salaam di ay gox yoo xamante ne dafay faral di taa am nañu tiitaange ak nawet bi dugg si ndaxte kat nee nañu système canalisation bi ngir xeex mbënn mi dañu ko daal di dévier dugal ko ci yeneen i quartier loolu kat moom moo tax su tawee léegi ñoom la seeni gox di taa askan wi sax ragal nañu itam yenn xeetu feebar yi dellusiwaat ay feebar yi nawet dañ ci ànd ak Cheikh Diallo porte-parole askan wa dëkkee ca diggante Daaxu Salaam Sam ak Kaolack ak Gawane
ci micro Mamadou Camara. ci début bi gars yi ñëwee di def canalisation bi ne dañuy indil ay solution parce que yàgg nañ ko xeex yàgg ngeen fi ñëw interviewé ñu nekk ci tali bi di dàqanteeg police yi danger la sax nga nekk di baare tali bi parce que suñu ñëwee ay lacrymogène la ñuy dóor xale yi nekk ci tali bi dañuy daw dugg ci ndox mi mën nañ fa jëlee gàllankoor la xool nan la ñuy trouver ay solution pour que inondation boobu du fi am. bu nawet ñëwee. mais lu ñuy dund pali bu dul jeex ay moor yu dul jeex parce que pali bi da lay dal ñu ci bëri du ñu am moyen pour faj seen njaboot yi dañuy mujj loru pali lu ndaw la parce que choléra lu nekk ndox bi day ànd ak mbalit salté parce que quartier bi kenn considéré wu ko. gis nañ fi ak kër yoo xam ne yi ay mbalit lañ fa tuur ak bu jaxasoog ndox mi lan lay def exactement. mooy li ma lay wax rek ay maladie lu demee ni choléra lu demee ni ay dysenterie et cetera daf fi am chaque année gën nañ ko dénoncer mais toujours mu ngi fi d'ailleurs ndox yi taan yi dañ koy xeeb mais am na 2 personnes yoo xam ne nii daaw glissé nañ ci ndox boobu ba ñàkk seen bakkan fii ci quartier Daaru Salaam. mais am na liggéey yu ñu tàmbali canalisation yi yéen. dañ ñu contourner biñ njëkkee gis loolu canal bi fi mu jaar dañ ñu demoon interpeller le responsable mu ne ñu bu paree d'ici 6 mois di ngeen gis ne que ni à peu près 2 kilomètres de rayon ndox dootu fa taxaw li ñu gis ni bët du yanu mais xam na lu bopp attan gis nañ ne ndox bi bu ñëwee nam doon mel nu ko raw lay mel parce que ndox bi amul fu mu jaar ba def ravin dugg ci biir canal yi ñoom nee nañ quartier bi taxu leen woon jóg maanaam ñoom li leen tax a jóg mooy canal bi fi ñu ko war a jaarale loolu mooy seen liggéey waaw gaawaan ñu ne pour liñ dégg sax parce que loolu c'est pas officiel nit ñi ñoo ñu ko wax mooy que ni dañu bëgg a solutionner problème mu Mérina yeeg problème mu Ndorong beeg et cetera moo tax ñu jaarale fa canal bi mais canal bi fi mu gën a yelloo ku nekk xam na ko parce que fii nii boo duggee Sam bassin yoo xamante ni nii ndox mi bu taayee kenn du génn kenn du dugg boo amee malade da nga koy yanu teg ko ci sa ginnaaw seetal 1 kilomètre nga bëgg a boot ni taxi bi du nangoo dugg amoo lu ko jël nga bëgg ko boot teg ko ci sa ginnaaw gi pour yóbbu ko ci tali bi pour am lu ko yóbbu kii nga xam ne dafa feebar mën na ñàkk bakkanam xëy na ñoom dañ fi dëkkut moo tax ñu koy seetaan mais tey bu nekkoon seen gox duñ ko bàyyi noonu dañuy gis suñuy famille di loru mënuñ ci dara parce que yoruñ li nga xam ne ni moo ko war a saafara. ñu wax ci joxe ndimbal ci askan wa féete Malicounda département bu Mbour mu di ñi ñu nekkat nguur gi da leen a fàtte woon waaye ca cérémonie ba gis nañ ne bu xante bu rëy rëy moo fa am préfet ba dafa mujj di woote ne na nit ñi respecté gestes yi ñu wax ngir mën a fàggandiku jàngoro ji dañ ciy ànd ak Babacar Sow. jébbal gi doon jébbal askan wi ndimbalu coronavirus lu toll ci 4 junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benni njaboot daal nañu am ci li ni mel ci Malicounda département bu Mbour doon njaboot yoo xam ni ñu ci bëri mujj ñoo am ci ndimbalu nguur gi nga xamee ni doyul woon benn yoon ki wax li ni mel moo di sous-préfet bu arrondissement bu Sindia Ibrahima Ndiaye moo ko doon jëmmal. fii ci commune bu Malicounda 4 junni ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo am ci ndimbal gi du ñëpp ñoo ci mën a am moo tax nag maire Malicounda loolu la xam 80 tonnes ci ceeb la jël séddale ko ci ñi nga xamee ni du ñu am ci ndimbalu nguur gi. loolee tax na sax ba nit ñi doon buuxante ngir am ci ndimbal googee nappaaje li nga xam ni moo di mesure barrière anti coronavirus. Ibrahima Ndiaye sous-préfet bu arrondissement bu Sindia. mbooloo bi nga xamee ni moom la ñuy def fii feebar bi santaane wu ko lii baaxul moo tax ñu bëgg a wax askan wi di leen ñaan ñu respecter règle barrière di takk masque di sorianto bu ñu waaye takk de di ñëw fii ngir yamale leen. di ndimbal goo xam ne gii dina mën a tax ba ñi nga xamee ni amuñoon ci ndimbalu nguur gi ñoom itam jot ci li ni mel jaraafu dëkku Malicounda Maguette Sène di ñaanaat ñu respecter mesures barrières yi. lii suñu ko defee njaboot gu bëri dinañu am li nga xamee ni moo di ci dund gi waaye nag mesures barrières yi la ñuy dellu siwaat na ko ñëpp respecté relâchement li ñu fi gis ndaxte nit ñaa ngi buuxante ku nekk di def lu la neex. ñu ngi ñaan askan wi ñu respecter mesures barrières yi. Babacar Sow dañ ko jóg ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Sow bàyyandiku boobule sax moom la ñu nemmeek itam fële ca Tambacounda moom moo tax collectif des mouvements Fulaar daal di jóg ngir xeex lu ni mel mu di ay ndaw yoo xamante ne amal nañu caravane de sensibilisation ci quartier Tambacounda yi waaye itam maye ay jumtuwaay ngir ci wàllu wér-gu-yaram ñu mën a xeex ak feebar bi dañ ci ànd ak Boubacar Tamba.
fii ci diwaanu Tambacounda de seetlu nañ ni ñu bari toppatuñu tegtal ya waa kër docteur yi joxe ngir ñu mën a mucc ci jàngoro yi coronavirus looloo waxal scout yeeg éclaireurs yi jóg taxaw tem ñu ànd ceeg inspection régionale de la jeunesse ci lëkkaloom ak benn ONG italienne ma ñuy duppee VIS amal fii caravane yeeteeg joxe ay jumtuwaay ci juróom benn quartier nekk fii ci biir Tambacounda El Hadj Omar Cissé Diaité mooy inspecteur régional de la jeunesse bu Tambacounda. dañu doon distribuer ay masques ay gel ay saabu ay kits sanitaires yooyu c'est pour ñu jàppale quartier cible yu nekk ci commune de Tambacounda juróom benn quartier lañ nga xamante ni ils sont dans le besoin matériel ministère de la jeunesse moo ñu ko joxoon c'est un moment aussi de remercier madame le ministre de la jeunesse ONG bi tamit jàppale nañu ci matériel yooyu tamit moo ñu jàppale côté finance mais également côté encadrement tamit ñoo participer na ci. ndax di ngeen continuer ci lii. waaw bu soobee yàlla dinañ ci continuer parce que chaque département directeur de CEDEPS dina am ay kits sanitaires. ñoom scout yeeg éclaireurs yi fas yéene nañoo wéyal seen jàmmarloog mbas mi fu ne ci biir diwaanu Tambacounda ba bañ koy daan jël bu amul benn wexante Boubacar Tamba doon tey jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM. Boubacar Tamba artisan yi nekk ca Tambacounda ñoom bàyyiwuñu seen loxo ministre bi leen boot daal dina leen may ay jumtuwaay yu ñu yokkee cet gi ministre bi nag kon moo leen jox ndimbal googule loolu moo tax président chambre des métiers ba daal di woote na ne nit ñi xam xel ne kat coronavirus demagul fenn ba tey mi ngi fi dañ ci ànd ak Abdoulaye Sarr président chambre des métiers bu Tamba ak Boubacar Tamba. waaw mooy lu ñu rafetlu lool ndax ministre Dame Diop. depuis pandémie bi tàmbali du bii moo ci njëkk moom ci boppam def na ay pexe boppam yónnee ñu dans un premier temps benn lot symbolique ci chambre de métier Sénégal yëpp bi loolu passé tamit jël na aussi ci confection masques yi région bu nekk mu fexe ba nga am au moins 30 000 masques yoo xam ne couturier yi ko ñaw incha allah li si enveloppe bi ñu leen war a fay 12 millions de francs la. bi loolu passé tamit projet bi nga xam ne moo nekk ci biir ministère bi mu ñu koy wax le programme PEJA. bi nga xam ne employabilité des jeunes pour l'apprentissage non formel boobu tamit vraiment fexe na ba nga xam ne aussi artisans yi bokk ci projet boobu jàppale nañu ñu ngi leen di jàppale jox leen ay kits sanitaires ak aussi yaakaar beneen dimbal aussi boo xam dina ci tegu loolu nag tamit ay gestes yu rafet la yoo xam ne dañ ko ci sant bu baax di ko ci gërëm ndax projet boobu apprenti artisans yi nga xam ne am nañ chance bokk ci yaatuwul nag bien sûr parce que 8 corps de métier la concerné te itam ci capital régional bi la yem. loolu mais ñi ci seen wërsëg nekk tamit dañ ko rafetlu ndax benn artisan bu amee rek jàpp nañ ne yenn artisan yëpp am nañu te xam nañu aussi bis bu nekk mu ngi ci ay pexe pour jàppale artisan yi. may lancer un appel ak sama mbokk artisan yëpp ak seen waa kër ñu gën a góorgóorlu gën a jël affaire bi au sérieux ndax ni ñu gis mbir mi di demee xëy na nit ñi dafa mel ne bàyyituñ ci xel mais dafa mel mais bis bu nekk affaire bi mu ngi gën di garaaw te yow booy doxal sa tànk rek yow sa bopp nag ku nekk da ngay constater ne. mbir mi dafa mel ne feebar bi amul ci réew mi terrain football yi boo rombee léegi fi ñu séddalee dund bi léegi nit ñi niñ mel doy na waar donc daal ak même jàkke yi dañuy dem mais vraiment ñi respecté gestes barrières yi bariwul nañu gën a góorgóorlu baax ci loolu ñu ci lancé appel daal ñi nga xam ne bu ñu dégloo suñu kàddu daal ñu bàyyi xel ñu xam ne li ñuy wax pour suñu njëriñ la ñun ak suñu njaboot. dañuy daal di dellu si waat ci li gënoon fës ci ay bés bi ànd ci ak Josette Kadi. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM tiis mooy li gën a fës ci benn ci ayu bés bi ñu génn ak génnub àdduna ñett ci ay kilifa ci réew mi Tiwaawoon nekk ci tiis ki yoroon kaddu bu xalif général bu Tijaan yi moo dëddu àdduna Serigne Pape Malick Sy laxu ci alxames bi ci bés boobee sax lañ ko jébbal boromam ca njandaxum nit ñu bëre teewee woon ko Babacar Sow. Serigne Pape Malick Sy yoroon kaddu njabootu Seydi Hadji Malick Sy doon caatum Serigne Babacar Sy bu góor premier xalifu Mam Maodo jamono ji ma ngay nelaw ca njandaxum ci wetu magam ju tedd ja Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ba muy faatu amoon toll ci juróom
ñett fukki at ak ñaar Serigne Pape Malick Sy tarixa tijaan ya duñ ko fàtte mukk ndaxte liggéey bu am solo bi nga xamee ni defoon na ko ci ay kàddu yu mu daan yëkkati jëmale ko ci wàllum diine rawatina wàllum àddina di bés boo xam ni Tiwaawoon du ko gaaw fàtte ginnaaw ba nga xamee ni ñu ngi ko doon jullee amoon na pëcc xoo bu mag ba ki nga xamee ni moo di Serigne Babacar Sy Mansour xalifu njaboot gi yëkkati ci ay kàddu di leen ñaan kër ji ñu wàññi ko kii jiiroo ak jëkkante ak buuxante soxlaatu ko li mu soxla ni allahumma ba yàlla wuy la loolu la soxla fii loolu la ñu bëgg ko ko defal waaye kenn ku ci nekk nag maay diw wut daraja wut jegeñe yéen ñëpp jege ngeen ba nopp ba mu ci yee yàbbi itam déglu nañ ci Mamadou Diagne Sy Mbengue jaraafu dëkkub Tivaouane tey ñëpp xajuñu si même place bi kon ku nekk rek foo toll defe naa ne sa xol li ci nekk moom moo ëpp solo dem tiim ki nga xamante ne tey ji bu ñu sañoon nii ñu ko tiimee duñ ko tiimee noonu mais dañuy bokk ak moom jotaay jege bi amul njëriñ li am solo mooy kii dem tey ñu koy li ñu yëg suñu xol ñu soppi ko ay ñaan defal ko mbooloo bu takku daal di ko ngir këram gu mujj ca njàndaxum foofee waaye takk der yi def seen kéemtalaay kattan ngir ñu mën koo denc mu doon ci teewaayu kilifa yi ngànk ndogal yi ci nguurug Sénégal Abdoul Karim Sall bi yore environnement Makhtar Cissé yore wàllu énergie Moustapha Ndaw gouverneur bu région bu Thiès Makan Mbeng di préfet bu département bu Tivaouane Abdoul Ndéné Sall ancien ministre directeur général bu SNTR ak ki nga xam ne moo di Mohamed Mahmoud Diop doon ancien préfet bu Tivaouane. ci ajjuma gi noone it juróom-ñaareelu xalifa bu Thiénaba génn àdduna Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Seck mu ngi làqu ginnaaw ba mu amee juróom-ñeenti fukki at ak benn waaye kii di Serigne Abdourahim Seck ibn Mam Momar Talla Seck moo ko wuutu ci xilaafa gi foofee ca Thiénaba Babacar Ndaw muy xibaar bu betteel génnub àdduna Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck juróom-ñaareelu xalifa général bu Thiénaba bu Maam Amary Ndaak génnub àdduna guddiib alxamis jàpp aljuma ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru juin xibaar bu tiis waaye it mel na ni askan bi dañ ko yëgandoo ñu bare bàbbeeku wutali Thiénaba daanaka ngir ñu sax waajal ki nga xamante ne moo fi bàyyeekoo jëbal ko boromam jafe woon na waaye takk der yi rawatina gendarmerie bu Thiès si lim bu takku na ñëw lëkkaloo seek kilifa yi ngir ñu xool nan la ñuy waxtaanee ak talibé yi ngir daal ñu rafetal lépp ginnaaw ga ki nga xamante nag moom mooy imam ratib bu Thiénaba Serigne Cheikh Ahmadou amal julli bi bu ñu fa jógee nag dañuy jëbal boromam ki nga xamante ne moo fi doonoon juróom-ñaareelu xalifa général bu Maam Amary Ndaak Seck bi ñu fa jógee nag la ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi dem fii di résidence bi nga xam ne sax tabaxlu woon nag donte dëkk gu fa woon ngir daal ñu yëpp li nga xam ne moom mooy njaalee ñoo fa jot a jël kàddu yëpp rafetlu xam-xam waaye faay waaye it nekkoon ab modèle royuwaay ki nga xamante ne moo fi bàyyeekoo si ginnaaw ga nag ñi nga xamante ne sax tey yi ñoo fa indi témoignage yooyu yëpp benn wax bi la ñu wax Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck comme ni ñu ko doon wooyee fii si Thiénaba juróom ñeent fukki at ak benn la dëddoo àdduna ki nga xamante ne nag moom mooy rakkam ji di Serigne Abdourahim Seck borom cooti moom nga xamante ni it jàngale waaye liggéey ci tool yi nañ ko xamee woon moo koy wuutu si li nga xamante ne moom mooy xilaafa gi di fàttali Serigne Ahmed Tidiane Seck si atum 2008 la jëloon xilaafa gi ginnaaw bi mu wuutoo ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ousseynou Xaar bi làqu si atum 2008. ci ndoxteelu benn ci ayu bés bi Badara Mamaya Sène génn àdduna moom mi nekkoon maire bu Tëngéej nekk it ancien arbitre international mu ngi amoon lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw ba mu defee ab malaise la ñàkk bakkanam politiciens yi ak ñi yëngu ci wàllum tàggat yaram delloo ko njukkal ñu teewlu ci loolu Mama Omar Mané di maire bu Rufisque Nord. dañu xëy rek dégg nouvelle bu doy waar alors man temps yëpp maa nekkoon ak moom à la cité millionnaire mais man di dafa bett quoi vraiment noonu lañ ko déggee ñu metti trop alors Tëngéej nag ñàkk na alors Sénégal ñàkk na Afrique ñàkk na mais monde bi moo ñàkk parce que Mamaya avait une dimension universelle comme ni ma koy faral di waxee li ma gën a neex si moom parce que man depuis 70 maa ngi fréquenté kër gi donc li tax ma topp ko mooy valeur yi nga xam ne nii da ko doon incarné parce que man acteur de développement la une batterie de vertu alors yooyu laa gis si moom moo tax ma topp ko waaye dañ koy ñaanal rek yàlla xaral ko àjjana yàlla yërëm ko ak ñëpp ñu mu fa fekk. ci wàllum éducation tàmbaliwaat nañu njàng mi ak njàngale mi ngir ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci classe examen yi fii ci Ndakaaru ginnaaw ab tournée ci yenn ci ay établissement jëwriñ gi ñu dénk wàllum éducation nationale mooy rafetlu ni mbir yi demee Mamadou Talla ñu teewlu ay kàdduwam. mun nañu wax ne que yàlla dimbali nañu ba li ñu bëggoon ñu mun ko def
commencé woon nañu Dakar ñu jël si ay école élémentaire jaar également si benn école privée ak le lycée Lamine Gueye li ñu gis mooy que li ñu doon wax yëpp si protocole sanitaire bi respecté nañ ko élèves yi enseignants yi parents d'élèves yi ñëpp a jóg et partout fu ñu mënta dem gis nañu que cours yi commencé nañu sax mënul wax ne sax ay conditions de démarrage mais démarré nañu duñu pare nag tournée boobu te duñu xool aussi foo xam ne mooy fii si Rufisque mooy centre boo xam ne moom mooy former ñii di jàngale encore suba c'est vrai que ñii ay élèves maîtres ñoo fi nekk pour que ñoom aussi ñu mun a pare si mois d'octobre ñu mun leen affecté pour que ñu mun dem si école yi conditions yi respecté nañ ko donc loolu nag xale Sénégal mérite nañ ko ñun aussi à l'instar de tous les pays ñun aussi ñu fexe ba suñu xale yi mun a def seen examen. lu ci mënti am tàmbaliwaat njàng mi du bés boobu la am ci bët saalumu réew mi li ko waral moo di ay taw yuñ fa nemmeeku te ñu ànd ak ngelaw gu métti rawatina foofee ca Sédhiou. Moussa Dramé. ci alxames bi ci fajar cuy dafa am ngelaw bu ànd ak taw bu métti boo xam ne ëpp na diwaanu Sédhiou ak li ko wër tax na it ba mu am yàqu-yàqu yi donte sax mettul trop ñu nemmeeku ci ay dëkkuwaay waaye tamit ci yenn classe yi ci yàqu-yàqu yooyu it bokk na ci it ay sangi naaw waaye tamit yenn classe yoo xam ne dafay dal di bàyyi ndox muy dugg ba tax na it mu ci indi ay xeetu jafe-jafe boori fukki waxtu ci yor am na it ay lim bu néew ci élèves ak professeur ñoo xam ne nañ daagu dem ci l'école yi donte sax taw bi tàmbale woon na di wàññeeku Mamadou Lamine Mané mooy proviseur lycée yi bu Diallo bu Sédhiou. depuis 6 heures du matin mu ngi taw te taw bi quand même am na solo ñun xuus nañ ci taw bi ñëw mais élèves yi ak ñenn ñi daal moom voilà taw bi tere na leen ñëw première heure bi 9 heures la woon donc ñu bëri ñëw ñu. proviseur lycée Ibou Diallo di Lamine Mané yokk na ci ne danañ ci xar seen tànk tubéy fexe ba ñu am classe yoo xam ne mënees nañ ci liggéey. ñun 25 salles physiques lañ am donc 12 lañ prévoir foofu la terminal doon nekk ñu ngi xool salle yi nga xam ne vraiment seen yi am na fa doole dinañ délocaliser classe yooyu dinañ leen jëlee foofu yóbbu leen ci classe yi nga xam ne duñu senn ñun amuñu problème boobu daal lu ci mënti am mooy xam nañ ne jafe-jafe dina am mais lu ci ëpp solo mooy ñuy réagir par rapport à difficulté yi dinañ adapté wu à la situation. su fekkente ni ci lycée Ibou Diallo mën nañ toxu dem ci yeneen salle de classe yi nekk lu mën a am fu nekk ci diwaan bi ndax it ñenn ñi foo ñu defaraat seeni salle yi wala bokk ñu toxal ko it dem ci yenn l'école élémentaire yi bi ci mel ni bon naa foo xam ne it proviseur ba it genn wàllu ndongo yoo xam ne moom la am ci candidat yi daf leen toxal ñu war a dem ci ay salle de classe l'école élémentaire ba ci nekk waaye tamit ñi nga xam ne si ñoo di kilifa yi l'école yi di chef d'établissement yi ne niñ danañ ci xar seen tànk tubéy waaye it fexe bu sàmmoon teg lépp loo xam ne si dafa aju ci lu ñu duppee protocole sanitaire maanaam ay tëralin ak matukaay yoo xam ne moom lañ ci war a jël ba mat sëkk. ñu àddu ci wàllum mbas mi Sénégal egg na léegi ci limub téeméeri nit yu ñàkk seen bakkan ci gaaw gi ñeent ñoo ñëw dolleeku si mu tax ba fu mu ne ni bilan bi mu ngi ci téeméer ak ñaar ci ay nit yoo xamante ni Covid-19 gi faat na leen. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Ndeye Khady Diop. ñu fàttali li gënoon fees ci xibaar yi di woote bi nga xamante ne waa FDS force démocratique du Sénégal ak FRAPP dégage daal dinañu koy génne ne nañu bàyyi mu ñibbi këram Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci xurum xax ndax wér-gu-yaramam fi mu ne nii sooxe na dañ ko mujj yóbbu ca pavillon spécial ngir daal di koy faj kon nag ñoom ñi ngi joxoñ baaraamu tuuma kii di président Macky Sall ne lépp lu dal kii di Abdou Karim Gueye ci ndoddam lay daal di aju ci wàllu suuf si niñ koy saax-saaxee yegg na ba ca commune bu Léona ca département bu Louga askan wi kat nee nañu li leen jaaxal mooy dëkk ba ay investisseurs ak homme d'affaires fi mu ne nii ñoo fa daal di dugg bëgg a jël suuf sa suñu moytuwul nag fii léegi jamono ñoom ci seen bopp ñu dëkk ca gox ba duñu amati mètre carré sax bu ñu dëkk wala bu ñu bayee bëgg nañ nag autorité yi bàyyi xel ci loolu le ci wàllu mbënd mi askan wa nekk ca Saam Gaawaan ak Daaru Salaam ca Kaolack ñoom am nañu tiitange ak nawet bi nee nañ système canalisation bi niñ ko defee baaxul te itam ay feebari nawet suñu moytuwul dana daal di yewwu ñu ngi woo autorité yi ñu jël ci ay pexe ki li gënoon fees ci ay bés bi àndoon nañ ci ak Josette Kali Ndeye Khady Diop nekkoon ci micro bi Alassane Wade nekk ci machine bi 22h Aïssatou Gueye Ba dina fi teew ci xibaar yi ci nasaxaan ñi ngi leen di ñaanal ngoonu jàmm